Comme toujours, c'est un immense plaisir d'être là devant vous pour vous servir. Ici à la TMS TV, télé bi feeñ lépp luy nëbbu te làmboog njariñ télé bi nga xamante ni moom moo nekk la télé qui montre ce qui est caché. yéen a ngi ci seen émission avis muy émission bu bees ngeen ànd ci ak El Hadj Diadji Samb muy daw ci TMS TV di am chaque samedi à partir de 18h. émission bi nag émission la boo xamante ni peuple bi moo ko moom te peuple bi moo ko tax a jóg moom mooy avis bu ñu waxee avis dañuy wax société bu ñu waxee société ne les problèmes aussi parce que actuellement le Sénégal vit beaucoup de problèmes sociaux actuellement là aujourd'hui dañoo ñëw seet si ki nga xamante ni moom mooy monsieur Abdoulaye Djigo moom mooy le directeur général de l'agence immobilier Wassa Général Lour. Abdoulaye Djigo bonsoir. waaw bonsoir nuyu naa leen fay naa leen kontaan naa aussi ci vraiment invitation bi ñu may invité ci TMS TV nuyu naa leen. Merci monsieur Abdoulaye Djigo, le PDG de l'agence immobilier Wassa Général. Aujourd'hui, l'émission Avis a comme thème l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Monsieur Abdoulaye Djigo, on a constaté depuis un fort temps que Sénégal l'emploi des jeunesses dafa def benn thème bu rude ci dëkk bi ñëpp di ko waxtaanee état bi jëloon ay mesures ne day offrir jeunes yi ay emploi dinaa la poser benn question boo xamante ni suma benn internaute moo ma ko dëgtal ne ma bi question damaa bëgg nga àggi ko képp koo mën a waxtaan ak ci emploi des jeunes moom mooy le manque d'emploi des jeunes au Sénégal, la faute est-elle de l'État ou la faute est-elle de la jeunesse? Bon, en fait, foofu lu ma ciy tontu mooy que ne faute bi c'est sur les deux côtés parce que déjà li may wax mooy que ne jeunesse bi laay njëkk a waxal après doo ko wax état jeunesse bi d'abord dañ koy njëkkee ci parents yi parents képp ki nga xam ne am nga ci sa doom muy góor muy jigéen yaakaar naa su nekkee xale di màgg. am benn âge bi war nga mën a xam moom lan la bëgg nekkul yow mii di parent bi li nga bëgg loolu la sa doom war a nekk déedéet da ngay xool sa doom moom li nga xam ne loolu la bëgg ci loolu noonu mu bëgg noonu nga jàppale ko ci loolu pour moom mu mën a am réussite totale. Sinon su fekkee yow parent la nga bëgg yow ne médecin nga sa doom médecin la war a doon dana xaw a compliqué parce que mën na bañ a fekk que ne sa doom loolu la bëgg. li may wax mooy que ne parent bu mu munti doon da nga war a mën a jàppale sa doom ci lu mu bëgg ci loolu noonu mu bëgg ci loolu nga koy former utal ko formation bi mu mun a am qualité yi nga xamante ni vraiment képp kuy jeune ci loolu nga war a mën a dox. beneen bi mooy état bi lu ma ci gis mooy képp ku mu gis muy amul formation parce que nekkul ku nekk da nga war a réussir ci études yi nekkul ku nekk da nga war a am xam-xam comme lu ma koy wax xam-xam nekkul li nga xamante ni da ngay dem école. même ñu nekk daara tey am nañ xam-xam macha allah ñu nekkul daara jànguj école am na lu leen yàlla may donc nañ leen jege waxtaan ak ñoom conseiller leen indiwaat leen ñu mën a bokk ci société bi. sinon soo ne kii jàngul école kenn du ko mën a jël ci entreprise bi soo ne kii alxuraan la jàng donc da nga naan taalibe la woon après moom sëriñu daara la war a nekk wala mu war a nekk benn commerçant. mais état bi foofu lu mu leen ci ñaan mooy képp ki nga xam ne gis nañ muy jeune dañ ko war a woo def entretien ak moom. xool li nga xam ne moom la bëgg ñu former ko ci loolu même commerçant bi sax dañ ko war a former pour que mu mun a am benn niveau bi mun a xam moom nan la war a mun a gérer loolu mooy li nga xamante ni vraiment waroon naa ko mën a développer pour nit ñi mun a xam loolu encore une fois li may lancer mooy que ne ci parents yi seen doom yi nga muy góor muy jigéen il faut ngeen xool lu ñu bëgg ngeen jàppale leen ci loolu moo gën yéen parents yi ngeen di xam yéen li ngeen bëgg di leen bëgg a imposer ci ñoom ci loolu. côté boobu noonu loolu laa amoon ci vraiment li may tontu fa amaatee la temps ci kanam ngeen di laajaat yeneen question may gën a tontu après ñuy doogoo joxe nag li nga xam ñuy doogoo wax li nga xam ne moom la ñu war a def pour nit ñi ku ci nekk nga war a mën a am emploi. Ah, donc vous concevez que la faute chez les parents mooy nga utal sa doom option dana ko utal jafe-jafe liggéey mais parlons de l'État aussi. gisoo ni état ci formation bi mu war a jox jeunesse bi est-ce que mission boobu lajju ko. bon en fait benn côté état mu ngi ci vision bi mais des na
parce que lu tax mu koy lajj mooy ñu mu ko jox ñoom ñoo xamul ban système lañ ko war a mën a dérouler. Imagine toi tey su ma nee formation bii génn na dafa am bourse am na social mais il faut social bi ak bourse bi il faut nga joxe temps pour mesure d'accompagnement soo seetloo école yëpp soo seetoo am na subvention état d'accord mais nag subvention état boobu noonu man j'ai vu que ne dafa xaw a faible lu tax ma ne dafa faible mooy que ne tey suñu wàññi woon taxes yi wàññi école de formation yi nga xamante ni moom la ñuy fay professeurs yi aussi ñu seet ci professeurs yi nga xam ne ay prof pas privé yi professeurs yi nga xam ne ñoom état moo leen recruter ñooñu di def tuuti social pour que ñu mun a jàppale état parce que pour man lépp waruñ mun a jàpp ne état la déedéet man privé la te damay jàppale état lu tax ma ne privé la damay jàppale état mooy que ne tey nekkul président de la République moo ñëw di ma jox financement nekkul moom mooy jox li may am mais ci selon man li may gagné ci loolu laay jàppale sama jeunesse ne man kat dama war a liggéey ba ñëpp xam ne man mii référence la ci dëkk bi. loolu tax foofu damay wax sama mbokk ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor petite moyenne entreprise yi ñu xam ne ni tey ñun dañoo war a def ay séminaire de formation suñ ko defee danañ mën a permettre ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo amul liggéey danañ ci mën a jàng am ci xam-xam Sénégal mën a avancer quoi. ci xam-xam boobu la ñuy toog parce que tamit manque d'emploi am na. manque d'emploi am na ñëpp ñu ngi joxañ baaraamu tuuma état bi. waaye gisoo tamit que ni jeunes yi dañoo maanaam tàyyee liggéey lañ ko war a mën a waxe wala dañoo bëgg yomb ba tax na manque d'emploi ñu koy noter ci seen ay dund. non foofu du ma ne jeunesse bi dañoo tàyyee wala dañoo feñaa comme gars yi nu ñu wax déedéet jeunesse bi dañoo gisul luñ def parce que tey am na ñi nga xamante ni tey lépp luñ doon bañ Sénégal léegi ñoo koy nangu bu njëkk damay jël exemple ba may jàng. ci moodu yi suñ demoon dañuy def commerce di jaay ay dàll ay ceinture di jaay ndox lépp lu Europe laaj ñu koy def dañ koy def topp géej gi di jaay mais loolu actuellement fii Sénégal ñoo ngi koy def beneen référence bi mooy tey ñëpp ñoo gis ci kaw télé bi ñuy jaay gerte ñuy jaay tàndarma ci dëkk àll yi lañ jógee léegi soo seetloo heure bu nawet bi commencé ñu war a dem liggéey bayu tool yi doo gisati ñu bëri ci kaw télé bi seetlu lii ma la wax donc état li ma koy wax mooy que ne pour mu jàppale jeunesse bi il faut mu tijji ay centre de formation yi nga xamante ni nekkul dañ naan il faut nga jàng ba am bii niveau nañu wàññi niveau yi mooy que ne tey suñ ñëw CM2 niveau CM2 foo ko amee war nga mën a dem defi formation professionnelle bi nga xamante ni da lay permettre yow nga am métier nga mën a créer sa entreprise bopp comme ni ñu def tey li nga xam ne suñ ressources yi nga xamante ni moom lañ am fii Sénégal yaakaar naa foo munti dem da nga war a mën a liggéey beneen bi mooy ñun ñëpp dañoo jàpp ne il faut nga ñëw Sénégal il faut nga ñëw Dakar pour nga mën a am liggéey. affaire bi surtout waaw affaire bi du Dakar man Kaolack laa jógee te yaakaar naa foofu ma jógee liggéey am na fa d'accord xaalis bi du circuler comme nu ko gars yi di waxee comme Dakar nu muy circuler c'est parce que ñëpp dañoo ñëw concentré wu Dakar moo tax ñëpp suñ dawee ñëw fii day saturé état bi du mun a satisfaire ñëpp mais beneen bi may waxaale mooy ci maire yi laay wax. parce que mairie yi yaakaar naa ñoom seen jeunesse suñu xamee ne fii am na benn surnombre parce que tey quartier yëpp kenn mu leen maîtriser surtout ma gox yi su ma ne gox yi parce que maire yi ñoo tax may wax imagine toi tey ñoo ngi def ay pavage mooy Promoville bi tey le fait que ñuy dem jëli benn entreprise bi nga xam ne comme Abdoulaye Djigo la moo ngi def PTP Abdoulaye Djigo am na ay personnel bi nga xam ne jël na leen kenn xamul fan la leen recruter moo ngi leen di former mais j'aurais préféré mairie bi ci boppam population fu ñu mu dëkkal ci gox bi mu jël leen former leen jënd machines yi former leen ci loolu parce que formation bi yàggul man loo may gis yi maa ngi ak suma BTS en électromécanique mais tey jàpp naa ne machine bu mu munti doon ñu war a dem di ko importer feneen mun nañ ko defaree fii local parce que yàlla may nañu xam-xam boobu noonu école yu fii am na fi école yu baax yi nga xamante ni machine boobu munti gis muy fonctionner su nekkul su nekkul automatique mun nañ ko def manuel mun nañ ko def hydraulique mun nañ ko def électrique donc système boobu noonu yi nga xamante ni moo war a dox Sénégal tey loolu la ñu war a appuyer mooy que ne ñun heure bu ñu soxlaa dara ñu commandé ko ñu wàññi taxi yi pour que muy war a mun a ñëw pour affaire bi war a mun a avancer côté boobu noonu état moo ñu ci war a mun a jàppale tey document Sénégal ku mu munti doon nga soxla ko dafa jafe te pour man document Sénégal war na mun a avancer ba nga xam ne ak téléphone yi man dama war a toog rek envoyé mail ñu envoyé ma ko sama mail ma tiré ko. surtout loolu parce qu'on voit la formation des jeunes dafa am benn privatisation.
disons que y a certains jeunes yi nga xamante ni formation dafa yomb ci ñoom bu ñu bëgg am ko est-ce que ci loolu noonu gisoo benn privatisation bu ñu def ci société bi comme wàllu kumba am ndey ak kumba amul ndey ñii seen loxo jot seen ginnaaw ci seen ginnaaw la seen doom mi di gën a am formation te état ci ñoom nga gën a sawar que ñi nga xamante ni seen yaay yi kat seen loxo wala seen papa yi seen waajur en général seen loxo jotu seen ginnaaw est-ce que gisoo benn sorte de privatisation ci formation bi ak emploi des jeunes bi. non foofu mooy comme li ma wax parce que formation tey soo demee ci centre de formation yi man ba may jàng amoon na social amoon na concours direct amoon na sa fi nga xamante ni yow doo fay dara inscription bi rek ngay fay mais léegi pratiquement dañ na parce que man SENCUP laa njëkk a jaar ba ma jaaree SENCUP def concours bi fayuma am na cours du jour am na cours du soir mais cours du soir da ngay fay imagine ngay fay 60 000 chaque mois ak année boobu nu mu méttee woon muy ay 2004 2005 parents yi xam nga demeewul noonu surtout nga jóge ci àll bi ñëw ngay war a mën a dajale chaque fin de mois 60 000 mais comme lu may wax ñun suñu jàng ñoo ko fayal suñu bopp parce que école su tëjoon ci 3 mois yi ñun dañ doon jaay am na ki nga xam ne tey mën naa ne bëgguma sa tudd turam mais kilifa la ci dëkk bi chaque vacances journal la doon jaay keneen ki chaque vacances promotion la doon jaay promotion di jënd parfum jaayaat ko ci kaw télé bi man personnellement après vacances yi dañ doon xool li nga xam ne dañ ko war a mën a jënd Dakar yóbbu ko Kaolack jaay ko pour école su tijjee ñu mun cee fay ñun suñu jàng après beneen bi mooy que ne comme tey soo seetloo région yi actuellement ñoo ngi bëgg a jox privilège moto Jakarta yi te vraiment pour man loolu waroon nañu njëkk am formation bi avant mu ñu ëpp doole. parce que suñu ëppee doole suba danañ bëgg a ñëw ne non lii normalu il faut ñuy fay taxe bi il faut ñu jënd li il faut ñu am lii pour man dañoo war a wax lépp luy daw ci kaw tali bi da nga war a am permis ñu yombal ko xool auto école yi signé partenariat ak ñoom man suñu defoon lu mel noonu état bi subvention yooyu la war a def pour que ñëpp mën a ci avancer mais su fekkee defuñ loolu tey actuellement ñun dañuy fausser état bi day fausser politique am parce que état bi tey soo déggee mu ne la génn naa lii pour lii génn naa lii pour lii mais du feeñ fenn lu tax du feeñ c'est parce que dañ ko deful fi ñu ko war a def tey soo la leeree ne tey ñun dañoo manqué xoola tey ñu ne Sénégal am na pétrole nañ xool école bi tey man bon am na nag mais niveau yi pour tey nga fay ko ba nekk ingénieur wala pour tey nga fay ko ba nekk technicien supérieur nga fay pour nga am sa BT rek brevet technicien wala nga am sa CAP day xaw compliqué imagine chaque fin du mois ki nga xam ne moom su xëyee war na paas 500 francs pour dem jàngi weer bi nekk 15 000 su paree mu war a fay 17 000 ou bien 1000 francs 1000 francs jusqu'à 2000 francs parce que am na ñuy jógee ci banlieue bi am na ñoo xam ne ñu ngi côté Tivaouane Peulh Jaxaay voilà léegi imagine toi léegi su fekkoon école yooyu noonu dañoo am ay cristal yi nga xam ne créé nañ ko même su fekkee appartement la ñu luy wala studio sax tey soo naree jógee Fadia di dem jàngi ji wala nga nar a jógee Tivaouane Peulh comme ni nga ko waxee di jàngi ji paas bi tey 17000 rek moo lay war ñu jegeel école yi nit ñi pour nit ñi mun a jàngi ci sans transport parce que transport bi dafa métti Sénégal déjà soo bëggee jàng ci école yu baax yi il faut nga fay comme sànq li nga wax que kumba am ndey kumba amul ndey non du loolu parce que tey sa papa su amee moyen bi am na chauffeur am na oto mën na la jox paas waaye ci école yu baax yi ngay dem jàngi lu tax ñu ne école yu baax école yu bon te pourtant professeur yu nekk foofu niveau bu ñu am ak diplôme yu ñu am yeneen école yi moom la ñu am kon donc lu tax mu am différence par rapport ak ñaari école yooyu noonu condition yi la condition bi mooy tey sooy jàngi amoo problème di xalaat ne man dama war a paas amoo problème ne tey ndekkiwu ma amoo problème ne man tey danaa tardé imagine toi man ba may jàng lu gën a yokk sama njàng soriwul man 3e laa daay jàng dama bëggoon sport karaté laa doon def mais su ma demoon salle ñëwaat damay sonn du ma jàng samay leçon paas bi nag dama doon dox diggante bi dama doon dox 20 kilomètres aller retour sa leçon sa doo ko mën a jàng guddi gi da nga ciy tiim da ngay nelaw mais tey mu leer na ba leen yow fi ngay jàngee ak sa école ak fi nga dëkk soriwul soo ñëwee da nga mën a jàng sa leçon ngoon gi da nga mën a def sport 2 heures de temps soo mënul dem feneen fu sori mais tey état bi su ñëwee indi ay programme ne léegi man damay financer débloqué naa somme bii nii pour lii somme boobu mu débloqué sa waay procédure yi pour nga jaar ci ba jot ci yow mi sax tey soo soxla woon carte d'identité moo gën a yomb ci Sénégal ci lu ma jàpp moo gën a yomb ci Sénégal ci lu ma jàpp moo gën a yomb amul fay amul def dara doo fay mais ñaata yoon ngay dem ci ñi nga xam ne wax nañ leen pour ñu defal carte d'identité yi soit ñu ne la récépissé bi réer na soit ñu ne la carte d'identité bi génnagul te pour man loolu tikko tak la war a nekk
mooy que tey nga war a déposer suba nga am ko. normalement. mais daf compliqué am na ñi nga xam ne dañuy déposer 1 an duñ ci jot am na ñi nga xam ne dañuy déposer ñëw noo réer na Sénégal moo war a avancer ba nga xam ne pour man suñu biir kër yi la ñu war a toog comme tey yow ni nga obligé ne man dama war a am téléphone muy connecté comme connexion nu mu nekkee vie si ñun loolu la ñun suñuy këyit Sénégal waroon nekkee vie si ñun mooy extrait nga soxla ko sa téléphone ngay tapé sa numéro dossier dafa war a nekk sa téléphone loolu yëpp mun na nekk am na parce que tey système bi mu ngi fi système boobu da nga war a toog yow fi ngay toog ñu jox la benn code bi nga xam ne moom ngay dugal mu nekk sa code personnel yow loo soxla ci document muy yow soo ci duggee nga tiré ko dem mu nekk à jour peut-être mun nañ vérifier mu bañ a nekk faux et usage faux après soo ko tiré nga dem pour nga am cachet bi ak signature bi loolu aussi état war na ca mën a xalaat te su ci xalaatoon danañu permettre ñun temps bi ak di dem ba fu nga xam ne foofu nga ko war a mën a amee da nga ko mën a réduire tuuti parce que temps amatul amoon nañ politique bu ñu def mooy yëpp ñu jël ko yóbbu ko jam ñaajo mais grand loo soxla jam ñaajo bëgg a jël oto dem aller retour mu nekk 5000 10 000 da nga koy tayal kon donc suñ ko defoon ci système bi système informatique dana tane après nag mu des signature yi comme ni ñu ko waxee ak cachet yi pour que mu mën a nekk li nga xamante ni lu légal la parce que tey lu munti doon ku nekk am na lu ñu lay jox pour nga gérer ko donc il faut ñu jox leen ko seen cër la ñoo ko jàng te am nañ xam-xam bi man selon sama xam-xam li ma am li ma jàng loo ma jox ma tontu la ci ba ñun dañu doon modifier parce que tey dañu doon indi sa li nga xam ne automatique la ñun ñu def ko manuel parce que ñun dañuy jàpp ne production la na daw rek télé laa nekk di wax entreprise yu ma jaar bëri na ñoom xam nañu man loolu laay doxee parce que dama naan noo tubaab bi nu mu def ba def automatique ñun sénégalais am nañ xam-xam bi nga xamante ni yàlla moom ñu may ñuy xalaat la preuve ki nga xamante ni jàngul français ak ki nga xam ne dafa jàng alxuraan soo leen yóbbee ñoom ñaar ñëpp ci benn machine différence bi mooy liir bi mais xam-xam bi ak technique bi ki jàng alxuraan moo gën a mën a dem tey solution su amul ci lu mu mën a lire dana la noonu nañ def li nañ def li te da nga ci gis réussite parce que man jaar naa ci entreprise yu bëri gis naa ne loolu vraiment état bi su jege woon ñi nga xam ne ay jeunes entrepreneur lañ di waxtaan ak ñoom di jël programme di leen ko jox bu ñu xeeb bu ñu minimiser parce que tey da ngay ñëw ñu naan non il faut nga am niveau bii non il faut nga am document bii non il faut nga am capital bii non il faut banque bi pour mu accompagner la il faut nga am garantie bii mais garantie weesuwul nga tijji sa entreprise jël ay nit di leen fay. surtout tey su ma soxla woon xaalis ci banque bi dañ naan non il faut nga am garantie bii yow man su ma mënul am 2 millions naka laay mën a jëndee oto bi nga xam ne dinaa ko mën a jënd 4 millions pour garantie ko tey su ma mënul jënd terrain bi nga xam ne 6 millions la titre foncier amatul Sénégal loolu la ñuy jël banque yi. donc pour man am na benn politique bu am doole bu ñu waroon def mooy source de financement créer ko pour ko joxe ko d'accord politique bu nekk nag jaar na fi état bu nekk jaar na fi état bu nekk jaar na fi parce que lu tax may wax loolu man lu bëri dama ko gis tey seen mbokku béykat yi dañu leen doon financer finalement xaalis bi sax duñ ko doon jël di ko defaat ci mbéy mi suñ la joxee 100 000 50 000 nga ci def yeneen 50 000 def nga ko ci leneen finalement lu ñu soxla woon duñ ko mën a amaat. engrais bi dañ la koy jox nga jël ko ñu joxe la ko 12000 bon xaw ma prix bi fu mu toll mais damay joxe prix rek ñu joxe la ko 12000 nga jaayate ko 6000 déjà perte nga état bi après da la koy daggaat fu ñu mën a waxee mooy fi nga xamante ni ñun moom lañ soxla mooy li nga xam ne ñun man sama politique ci lu ma jàpp mooy ñun lu ñuy dundee ñun ñoo ko war a utal suñu bopp pas ñu koy importer muy ñëw Sénégal di dugg tubaab yi nuyu nag bëri nañ fi mooy que ne ñoom su lay neexee ñu ne duñ lekk local. duñ sol local duñ def lépp lu ñuy def importé la d'accord am nañ moyen bi dañ leen bàyyi ñoom ak seen moyen mais ñun ñi nga xam ne amuñ moyen bi nañ jël li nga xam ne moo fa nekk local bi ñu defar ko commencé nañ ko nag mais état moo leen war a mën a jàppale ci loolu pour mu mën a avancer. sur ça dañuy noter problème yu artisans yi di am parce que aussi ñoom dañuy dund benn problème ci emploi des jeunes yi manque d'emploi ci ñoom la gën a taree ñoom am nañu liggéey mais amuñu kuñ ko jaay. dañoo gis ni état dafa basé wu ci exportation ak importation de trop fii da ngay defar sa produit au lieu que nga toog jaay ko fii nit ñi consommer local mais dañu nga fiy bàyyi di jël ay produits à l'extérieur da ngay obligé jël sa produit yóbbu ko à l'extérieur wala état su gisee ni produit bi manqué na dafay jël ay produits di ko importer fii ñuy consommer loo xamante ni moomuñu ko. ba tey mbokk yi ñu ngi ci avis muy l'émission du peuple sur la TMS TV ngeen ànd ci ak El Hadj Diadji Samb le présentateur poète
tey nag amoon nañu mbégte lool contentement ba tey ñuy dawal ak suñu invité moom mooy monsieur Djigo mais parlons de financement gisoo ni les agences de financement aussi comme ANPEJ DER et autres waruñu gën a mun a taxawu jeunes surtout jeunes étudiants yi ñoom ñu gën a am benn démocratisation boo xamante ni financement yi dinañ ko def ci école de formation yi dinañ ko jox jeunes yi dañ ko def ci université yi comme mu gën a social que ñëpp mën a liggéey ñëpp mën a jàng ci jàmm gisoo ni DER ak ANPEJ dañoo war a gën a mun a am benn transparence ci seen ay actes. waaw foofu fu ma ci wax mooy que ne DER ak ANPEJ d'accord financement yi moo ngi génn am na ñu ma ci gis ñoo ngi ciy am mais affaire bi dafa demee côté comme ni nga koy waxee pour bañ mu demee côté pour man affaire bi waruñu ko jox nit personne physique même tey état su jëlee xaalis bi jox ko personne physique kooku dafa war a xool école yi signé ak ñoom convention de partenariat tey mu wër ci université yi ak ci école yi ni képp ku bëgg formation bii nii école bi mu ngi koy defee à 200000 mais doo fay 200000 ñun ñooy jël en charge 80% 20% yi ngay fay te dañ koy diviser en 12 mois ou bien durée formation bi dana yomb parce que tey soo bëggee def benn formation comme man mosoon naa cee am mais xaw ma woon ban programme la woon ba may def informatique fayuma dara dem naa def formation bi après am naa sama diplôme informatique parce que xaw ma woon lu bëri ci informatique. beneen bi mooy que ne état tey man lu ma gis du xaalis bi nga jox ko nit ñi pour ñu liggéey mais sa waay man tey su ma jëlee xaalis jox la ko ne la am dama liggéey te amoo xam-xam. doo liggéey xaalis bu baree sa bët da ngay yàq rek. day seey parce que tey xaalis bu mu la mënti jox ne la demal nga liggéey te yow amoo métier bi amoo xam-xam bi. loo ci liggéey man kay man maay ñëw ne la sa waay loo bëgg nga ne ma man kat lii laa bëgg nga ne loolu nga bëgg noonu sa programme anamu. même soo jàngul sax am nga programme parce que da nga ne man su fekkee 1000 francs la su ma jëndee benn produit buy jar 900 100 francs yi passe su ma paree dinaa ko jaayaate 1250 250 yi su ma ci paree dama war a dajale 100 francs yi lay jël denc ko pour que mu mun a amaat li ma jëloon fële mu mun ko delloowaat mais su fekkee léegi jox nañ la 1000 francs 1000 francs boobu noonu nga jël ko 500 francs yi nga dugal ko ci business bi d'accord pour mu mun a jur beneen 500 francs bi nga dugal ko ci besoin personnel ça va doo ci génn. pour nga génn ci dana def 2 ans 3 ans affaire bi gën a sey parce que da nga lekk da nga naan da nga paas da nga fay yi nga war a fay Sénégal dafa bëri dépense Sénégal dafa bëri événement te ñun loolu la ñu yàlla bindee te loolu moo fi nekk il faut ñuy dund ak loolu mais état pour ñu jàppale ñu ci événement yi la ñu war a mun a jàppale. am na temps yi nga xam ne dañoo def subvention ci événement suñu woon mooy comme xar yi comme doo fay transport doo fay yenn kii yi mais suñ ko gënoon wàccewaat dana gën a yomb. tey côté bi may waxee aussi mooy que ne comme actuellement am na benn système bu génn mooy mbéyub jën lañ ko tuddee quoi en fait xaw ma ndax. c'est la pisciculture. voilà am na fii sunu technopole bi fii gisuma ko fi de te pourtant ndox mu ngi fi te am na ay jën ah waroon nañu mën a jënd ñi nga xam ne ay jeunes lañ ñu nekk fii dëkk ci gox bi jege du paas du transport jël leen former leen ci loolu tijji ko te affaire bi visage bi dafa rafet. dañ koy def genre parc bi nga xam ne nit ñi sax dinañ mën a ñëw di fa féexlu même fekkee jaar nga fa da nga mën a jox sax fukki dërëm wala bonne volonté yi suñ fa jaaree dana gën a mën a améliorer affaire bi pour ñuy jënd li nga xamante ni moom la jën yi di kii suñ paree ñu jël jën yi jaayaat ko ñu organiser ko c'est que Sénégal organisation la manqué mooy que ne lépp looy def da nga ko war a organiser parce que d'habitude dañ naan structure non mais organisation moo njëkk loo gis parce que tey su fekkee def nga benn organisation ne léegi ñun kat béréb bii lañ am béréb bi lii lañ ci soxla te dañoo bëgg lii améliorer wu lii mën a avancer léegi pour ñu am loolu noonu il faut que ñu former leen ci système bi suñu leen former ci loolu ñu bëgg après ñoom danañ mën a dem defi loolu ci nag ci nga xam ne ñoo ko bëgg soo ñëwee ne yow loo bëgg ñu ne la bëgg nga def lii ñu encourager la ci loolu jëm la financer man loolu laa gis. Comme vous l'avez entendu avec monsieur Djigo kon financement yi leer na DER ANPEJ et autres agences de financement war ngeen mun a gën a démocratiser war a gën a mun a am transparence ci seen ay actes parce que pour que ñëpp gis seen bopp parce que Sénégal réewu ñëpp la ñëpp ko moom jeunesse bi ñun ñëpp ay jeunes lañu nañ leen jàppale problème manque d'emploi bari na luñ ci wax mais mën nañ ko régler te du sax yàgg ci loolu noonu monsieur Djigo xam naa dañuy jaar ak yow noonu rek tàggatoo ak yow di nga laaj comment faire pour réduire le chômage au Sénégal. waaw pour réduire chômage bi du yomb mais su fekkoon am nañ ñi nga xam ne dañoo am xam-xam jege population bi dana yomb parce que lu tax ma wax loolu
moo que ne tey man sénégalais laa maa ngi dëkk sama gox di incarner parce que koo gis day incarner ne man kat sama papa amoon na fi niveau bi sama papa amoon na fi lii donc man kon du ma jaay boutique ci koñ bi wala man kat du ma romb ci koñ bi ak ay carax non loolu moo war a jeex tey nit ki soo ko jegee xamal na ko gëmloo na ko fii koñ bi la yaa ko war a defar ñun ñëpp ñoo war a mun a takku defal ko pas état donc day avancer mais su fekkee tey da nga ne man kat jàng naa am naa bac sama salaire 200 000 la war a commencer man waruma am salaire 150 000 mais doo gaaw a am salaire 150 ci 200 000 il faut nga commencer ci 60 000 jëm kaw parce que man ba may doog a commencer liggéey loolu laa dama koy wax tout le temps 65 000 lañ ma doon fay te boobu am naa sama diplôme bu gën a ndaw mooy DUT kii lañ ko tuddee woon DUT lañ ko tuddee woon amoon naa ko CNQP après ba ma jógee foofu man dama gëmoon ne man maa war a mën a prouver luy yokk sama salaire di continuer sama jàng di perfectionner pour que au moins man ñu may yokkal ba macha allah alhamdulilah ba ma fay jógee am naa fa du ma ne am naa fa salaire bu baax comme ñeneen ñi mais amoon naa fa li nga xam ne vraiment dinaa ci doon suturlu dinaa ci doon paas te keneen ak keneen ku mu muti woon doon da nga xam ne kii kat rampe na beneen bi mooy que ne ñun li may lancer jeunes yi mooy que ne bu ñu xaar état ci dara état nag mën na ñëw fekk ñu ci lu ñu nekk mu accompagner ñu ci loolu te pour mu accompagner ñu ci loolu il faut nga jëm dara soo jëmee dara rek am dara mais soo jëmul dara doo am dara bu ñu xeeb aussi métier bu mu munti doon nga gëm ko yàlla da lay dimbale da nga ci am dara métier bu mu munti doon tey ku mu munti doon tey nga ñëw ne man mi kat léegi kat parce que da ngay xool nit day xalaat rek quoi mu ne comme te man dama romb ci koñ bi di gis ne day salte man j'aurais préféré di wëñ ci kor bi di for salte yëpp dajale ko pare dem jaay ko wala pare dem yóbbu ko ci poubelle nit ñi ñooy ñëw ci boppam ne la non léegi nañ ko defee nii pour que yow métier après sa métier la parce que yow yaa ko créé yow yaa tax gars yi bëgg ko def ko buñ complexe ñun ñëpp affaire bi nekkul da ngay jàng ba am benn niveau bi pour que nga war a mun a am benn salaire bi déedéet affaire bi nekkul il faut nga jàng français pour nga mun a am métier déedéet affaire bi lan la mooy ku munti doon dee nga am 12 ans xam nga li nga bëgg a doon su fekkee tamit say parents jege nañ la tuuti rek dañ la mun a accompagner si selon lu ñu gis ne yow moom nga bëgg a doon suñu la ci accompagner incha allahu rabbi d'ici 5 ans 7 ans maximum 18 ans nit ñi danañ mën a am ci luñ taxaw am ci luñ mën a def. loolu mooy vraiment. Voilà, comme le dit à la langue Molière, comme avant toute satisfaction, ça munit de la perfection. di ko waxaat jeunes yi di leen lancer appel bu ñu am complexe bu ñu rëy bu ñu am benn gêne ci ñun. parce que àdduna loo gis ndànk-ndànk la. rëy baaxul complexe baaxul nañu liggéey gëm suñu bopp. yàlla incha allah dinañu suturaal. Monsieur Djigo, c'est un grand plaisir, c'est un énorme plaisir de partager l'émission avec vous. dañu lay bàyyi nga tàggatoo ko émission avis ak internetu TMS TV. non maa ngi leen di gërëm di leen sant kontaan naa surtout ngeen ñëw ba sama chef fekk ma fi muy Pikine Nord fii laa dëkk li ma am fii laa ko am sama entreprise aussi fii laa ko samp ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant xam ne affaire bi ku nekk soo gëmee sa bopp nga dem sama CV su ma leen ko wanee da ngeen xam ne ku nekk da ngay gëm sa bopp wax naa leen ko nee naa leen Nouveau BFM laa bàyyee jàng du bàyyi jàng mais ci laa arrêté après ma liggéey 17 ans de service créé suma entreprise bopp actuellement maa ngi sant yàlla parce que am na Wassa Général Lour waaw di def BTP génie civil terrassement di def construction donc lépp lu may def aussi maa ngi ci boole social bi parce que dama naan lépp looy def soo ci boolewul social ñeneen ñi duñ mën a dem parce que tey su ma la defalee social tuuti après yow mi sa bopp da nga gis bunt bi après da nga mën a dem te da nga mën a former ñeneen waaw maa leen sant di leen gërëm kontaan naa aussi ci seetsi bi. Chers internautes de la TMS TV, on vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 18h avec El Hadji Diadji Samb. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok.